MMD Média ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax na nag yéen a ngi ci seen reportage de la semaine seen reportage de la semaine nag ñu jagleel ko lépp loo xam ne rek aada la wala cosaan waaye duñu bàyyi benn yoon problème yi nga xam ne nag nit ñi ñoo ngi koy jànkontrer ci vie bi ku nekk dineen la seeti fekk la fi nga nekk jéem a saafonteeg yow ci li ngay liggéey jéem a saafonteeg yow ci jafe-jafe yi nga xam ne yaa ngi koy dund waaye tey nag dañoo doxantu woon ba fi nga xam ne moom mooy Pàkk Lawbe ñëwoon rek fas yéene waxtaan ak ñoom ci objet d'art yu fi nekk waaye tamit gën a cour yi nga xam ne ay jéeme yi nga xam ne ay aada ak cosaan la te dañ koy defar jamono yi ñu toll gis neen ne culture moderne bi dafa dominer bu baax culture traditionnelle bi moo tax nag ñu fas yéene ñëw fii waxtaan ak ñoom ci njëriñ bi nga xam ne objet yu ñu fabriqué fii am na ko damay bàyyi nag ànd ak sama caméraman Jal ñu doxantu lépp loo xam ne moo ngi ci biir pàkk bi rek dineen leen ko wan tey waaye dineen am waxtaan yu am solo ak ñi nga xam ne ñoo fi liggéeyee. comme ni ma leen ko waxee woon sànq ñoo ngi biir Pàkk Lawbe nag fas yéene waxtaan ak ki nga xam ne moom mooy Xuma fii lay liggéeyee balaa may tàmbali waxtaan bi ak moom rek dama koy bàyyi mu nuyu suñu internautes yi nga xam ne ñoo ñu safoo di bàyyi xel saa su ne sëñ bi nuyu naa la. waaw soxna si maa ngi lay fay waaw dal leen jàmm si ñëw bi ngeen ñëw fii ci béréb bi waaw ndax lii moom am na ci solo ndax dina tax ñu xam ñun li ñuy liggéey quoi waaw kon dal leen jàmm te fas yéene rek lu ngeen ci laaj rek bu soobee suñu borom liñ ci xam dinañ leen ci tontu incha allah rabbi jërë ngeen jëf. mu mel ni nag moom leen fi tey fas yéene waxtaanal lépp loo xam ne dañ koy liggéey ci biir Pàkk Lawbe moom Xuma damay question bi ma njëkk koy fas yéene laaj rek mooy Xuma tey ji yéen yan travaux ngeen di def ci biir pàkk bi. bon loolu moom bu ngeen ma ci laajee dinaa ci sawar ndax pàkk bi moom wax dëgg yàlla bëri na ay travaux différents fii maanaam bu ma koy wax day mel ni benn genre société boo xam ne lu nekk nga ci biir parce que dañ fi yatt jémbe dañ fi yatt sabar dañ fi yatt gënn dañ fi yatt ay estati lépp loo xam ne rek doomu aadama da koy yittewoo rek dañ ko fi yett ay ba ci ay këll sax dañ ko fi defar yooyu nga xam ne ca cosaani maam la woon ba tey boo ñëwee fii mën nañ la ko fee defaral waaw. mu mel ni nag damay ñëw ak moom ba tey rek ci fi mu njëkkee muy jémbe yooyu mu wax ndax buñ ne Mbour ñëpp xam ne culture bi Soroba la fii nii Mbour jéeme dafay am solo lool tamit aada bi doon li nga xam ne mandeng yi dañ koy pratiquer bu baax ma bëggoon rek xam tey ji ban aada nga ñu mën a wax ci li nga xam ne moom mooy jéeme. waa jémbe li ma ciy wax moom wax dëgg yàlla doon na loo xam ne fii lañ koy yattee mais ku ne culture Mbour moom doo waxte génnewoo ci soose yi ak Soroba surtout fii ñuy jigéen nii fu mu ne nii après tuuti boo defee tour di nga gis fi ñuy defaree Soroba yi fi ñu koy yattee ak fi ñu koy foore mais jémbe moom d'origine am Mali la Guinée Burkina waaw mais ñun Sénégal li ñu am mooy sabar yeeg tama yeeg Soroba yi noonu yooyu moom ak njaaj yi xiin yi loolu moom ñoo ko moom 100% te lépp fii lañ koy defaree ci pàkk bi waaw. tey jii ñu dellu siwaat léegi ci sabar yi mu wax at li nga xam ne moom mooy nënd yi tey jii ndax yéen a ngi gis njarte ci sabar yooyu ak nënd yi. bon loolu moom wax dëgg yàlla bon dañuy sant yàlla nag mais par rapport que ni mu demee woon bu njëkk non demeetu ko quoi parce que fu mu ne nii tourisme bi jaxasoo na feebar bi fi jaaroon yàq na ko doy na waa trop te chinois yi tamit dañuy gée ci suñu liggéey quoi parce que bant yu baax yi ñoom dañ koy jënd comme par exemple ñun bu ñuy fayee junni ñoom ñu fu ñëw fay fa ñaari junni wala ñetti junni te loolu tamit ci gouvernement bi bu ñu ko yombaloon tamit ba nga xam ne yooyu ñoom bant yi baax ñuy jël di ko yóbbu ñun ci mën cee am benn intérêt boo xam ne ñoom comme ñoom seen dëkk pour nga jëlee fa dara indi ko ni muy mettee ñu jàppaleñ ci loolu parce que loolu day gée bu baax ci suñu liggéey bu metti sax mais nag ñi ngi sant yàlla bu baax ndax yàlla moom wax dëgg yàlla ku mu sàkk rek dina la jox loo dundee quoi mais loolu moom
indi na problème bu bëri ci suñu liggéey bi fu mu ne nii. mu doon jafe-jafe yi nga xam ne ñoo ngi koy jànkonteel ci seen liggéey di leen mastawu bu baax waaye nag ba tey damay des ak yow ci yooyu rek ngeen di yatt mu ngi jéeme yi ndënd yi at li nga xam ne tamit moom mooy gënd yi ndax lépp loxo ngeen koy yatte wala dafa am machine yoo xam ne da ngeen koy utiliser fii. non fii moom travail manuel la ñuy def lépp loxo lañ koy defee lépp de début jusqu'à la fin gën fi lañ koy yatte jéembe yi fii lañ koy yatte buñ paree fi leen koy finiré fi leen koy sculpté fi leen koy monté de gis nga comme lii nga xam ni jéembe yaa ngi nii yi monté nañ ko ba pare boo xoolee nii ci biir gis nga jéembe yoo xam ne monté guñ ko te lépp fi leen ko defaree amul lenn loo xam ne daal machine dina ci laal xanaa buñ paree rek ñu jël poncé muule ko noonu te buñ paree dañ koy gratter waat à part loolu moom lépp loxoo koy def de début jusqu'à la fin. kon liggéey bi metti na de. metti na lool metti moom metti da ko daa weesu metti muy ca yattkat ba ca finirkat ba ca tëggkat ba lépp a metti ci jéembe amul lu yomb quoi franchement parler waaw. jamono ñuy toll tamit ñu gis ne nit ñi dañoo moderniser wu bu baax parce que lii di gënd ak kuur bu njëkk ba ñëpp bant yi leen doon utiliser waaye léegi weñ la ñuy utiliser wala ñu jël ay machine di ko utiliser ñooñu lan nga leen di wax. li ñu leen di wax mooy ñoom ñun li ñu moom buñ ko bàyyee tubaab yi ñëw jël ñun li ñu moom ndax léegi tubaab yi dañuy ñëw fii di jënd ay gënn di yóbbu léegi ñoom ñuy indi seen i gënn ay électrique di ñu ko jaay ñu koy jël kon day mel ni tubaab bu wëlbatikoo di ñëwaat di jël ñun li ñuy defar kon li ñuy defar moo ëpp solo ko ñoom li ñuy defar parce que ay ànd électrique yooyu ay gënn électrique yooyu daa wóorul cosaan bi mooy lii ñoo xam gënn bant kuur nga yatt bant dimb wala bant teg defar ci sa gënn di ci nokkas lu baax muy am cafta di am nga xam ne boo koy lekk day rees mais yoo xam ne courant koy defar kurut mu mokk nooy nepp doo xam nu loolu day doy waar day yàbbooy. waaw ba tey rek ci bant yooyu ndax dégg naa nga tudd bant dimbu bant kel ndax dañoo am bu ci gën a am ay njëriñ. waaw àddina moom loo gis rek dafa amante njariñ comme bant yi bu dee veine bi moom mooy bant bi nga xam ne dafa naqaree am mais noonu la dëgëree bu dee teg bi nag moom la ñuy defar jéembe yeeg gënn yeeg affaire yeeg bu dee bant guro bi nag ci la ñuy defar ay bantu esthétique yeeg veine affaire yooyu quoi. parce que porteuse yi ci bant yooyu lañ koy defar ay veine ak teg yooyu noonu ci lañ koy defar. kon ban moo ci gën a cher. bant yi ci gën a cher kañ dimb ci la bokk moom. dimb moom ndax fu mu ne nii moo ëpp lu mu gën a dox parce que li nga gis fii yëpp bant dimb bi la moo gën a cher te daa manqué fu mu ne nii mënta am sax ndax li ma la wax rek sin waayee ñëw jënd camion bi comme ñun bu ñëwee di jënd benn ñaar ñoom camion bi la ñuy waxaale jënd ko. yóbbu lépp defar ko yóbbu lépp siin di ko jaayaat tey loolu tamit suñu gouvernement bi ñooñu ci mën a dimbali jàppale ñu ci tamit wax dëgg yàlla sonn nan fatigué nan na yegg non incha allah dina yegg waaye ba tey rek sànq da nga wax lu am solo ndax dama dégg nga tudd li nga xam ne moom mooy touriste yi ndax tey dama gis fii li ngeen fii liggéey yëpp mën naa wax ne bant la te ni ngeen koy liggéeyee loxo la lu jafe loo xam ne jàpp di liggéeyee sa loxo mu doon loo xam ne dafa métti trop mais boo leen ko liggéeyee gëm naa ne doomi réew mi ngeen ko liggéeyal mais li nga wax sànq comme si touristes yi ñooy ñëw jënd si ko mais ñi nga xam ne ñoo ngi ci biir réew mi du ñu def consommation locale. waaw comme mooy li ma la wax sànq rek am na ñoo xam ne dañuy préférer dem jënd bitim réew bàyyi li ne fii Sénégal léegi waa bitim réew ñoom ñu weex ñu ñëw préférer jënd li ne fii yóbbu parce que la majeure partie ci suñu kër yi tey jii boo demee pour nga gis ci seize bant yi nii c'est très rare seize kawusu yi nga ciy gis te pourtant seize bant yi nii tubaab bi dañuy ñëw fii di ko jënd di ko yóbbu seen kër yi te mun pourquoi pas ñun ñu ne fii nii mënuñu cee jàppale am na ñoo xam ne mën nañoo ñëw jënd juste pour faire travailler les artistes loolu lu am solo lay doon comme ni nga xam ne doomu bitim réew bi day jóge ay 600 kilomètres ñëw fii jënd loo xam ne danaan la juste c'est pour te faire travailler pour yokk la tuuti doole mais des fois sax li ñuy jënd ñun on n'est pas besoin de ça donc ndegam ñi jógee ba bitim réew ñu weex ñooñu ñoo ñëw jënd lool fekk pour nous faire travailler te fii nii doon na ci fi nga xam ne tey ci wàllu touriste pàkk Mbuur bi doon na pàkk bi gën a ngand fii nii à part Dakar li ne fii yëpp la majeure partie bu dul Dakar fii la ñuy ñëw jëndee ñun ñoo leen di jox lu ñuy jaay ñoom ñun ci ñëw la ñuy jëndee di jaay mais fii des na ab nemmeeku daal des na gëstu boo xam ne pour
ñu may ñu doole loolu tamit da ciy am solo trop 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 te dañuy tàllal suñu loxo nag di wax ñi ne ci kaw comme ñun ñoo am suñu baat ñun ñoom la ñuy wax ñoom la ñuy ñaan tamit ñu bàyyi xel béréb bii daal am na ci solo lool bu baax a baax waaw. mu mel ni nag dañuy woowaat ñi nga xam ne ñoom ñooy sénégalais ndax mën naa wax ne suñuy doomi réew leen te ku ci nekk rek dañoo war a jàppalante suñu biir defe naa ne li ñu defar bu dee ñun ñoo koy jënd mën naa wax ne dërëm bi du génn gaal mais bàyyi fii sa aada ak sa cosaan dem fi nga xam ne moom mooy extérieur dem di fa jënd matériel yoo xam ne mën naa wax ne fabrication bi du yàgg sax mu yàquwaat lépp matériel yoo xam ne chinois la da nga ciy commencé liggéey du yàgg dara mu yàquwaat te li nga xam ne loxo leen ko defaree am na barke waaye tamit mën nga ko utiliser ay ati at ndax bu ma seetloo rek ma bàyyi xel benn gënd goo xam ne ñun am nañ ko suñu kër boo waxee dañ naan la gënd gi avant sam papa di juddu la kon gënd googu ba tey ñoo ngi koy utiliser loolu rek nga xool gënd yi at li nga xam ne ñoo ngi koy fabriquer loxo njëriñ bi nga xam ne am na ko woowaat rek ñi nga xam ne ñoom ñooy askanu Sénégal ñu ñëw jàppale seen doomi réew te ñëw fii ci parc Lawbe jënd matériel yi nga xam ne ñoo fi nekk ndax ñoo gën a baax ba tey rek ma des ak yow fi nga xam ne nag ñëw neen fi seen bërëb bi ngeen di liggéeyee bu ñu seetloo fii ni mën naa wax ne demeewul noonu ndax tey situation yi ngeen di dund taw bu ñëwee fii du taa ba mu tere leen liggéey. ah fii de waxuma laa taa waaye mooy raw géej dañuy xuus barke yàlla dañuy xuus am na fi taw boo xam ne bitik yi la majeure partie dañoo fees moo tax ñu gis nga ñu augmenter pied bi nii bu tawee moom wax dëgg di gis ngeen ci sortie bi feenee bu ngeen di ñëw bu ngeen xoolee yoon boobu ndox maa nga fa mënuñu faa jaar ba dañuy wër di teggi di dugg ci kër yi rien que pour mën a ñëw suñu béréb bu liggéeyukaay bi moom taw bi dañuy causer problème bu baax a baax mais nag lépp sant yàlla la rek mais toujours di wax ñi nga xam ne ñoo ñu féete kaw rek waa ñu gersu ñi nga xam ne ñoo ne ci suuf quoi loolu da ciy am solo. ba tey ñi nga xam ne ñoo leen féete kaw ndax tey mës ngeen ndax fii mën naa wax ne benn nit liggéeyu fi ñaari nit liggéeyu fi ñu bëri ñoo fi nekk tey jii ndax am ngeen benn association boo xam ne mànkoo ngeen dem ci ki nga xam ne moom mooy maire bu Mbour pour mu jàppale leen ci place bi. waaw xam nga côté boobu tamit ñun am nañ président président bi waa lu bëri nag mi ngi ciy dox mais maire bi nga xam ne moo fi newoon moom am na côté boo xam ne waaw tegoon na ci loxo daal tegoon na ci loxo waaw loolu ñun ñu ne fii xam nañ ko mais avec le nouveau maire nag moom jotoon na fee jaar ci élection yi mais bi mu faloo ba léegi nag excès gu fi xaj na nag peut-être comme day doog a toog ak liggéey bi ni muy demee ak yooyu il n'est pas encore bien stable mais peut-être nag ce qu'on pense que voilà dina fi jaar daal parce que moom ci dëkk bi la dëkk xam na li ne ci dëkk bi waaw te gëm naa ne moom am na njort ne dina fi jaar te bu fi jaaree moom mën naa am dina am changement daal dina am changement parce que kuy defar la quoi. tey jii dina fi jaar mën naa wax tamit yéen ñi nga xam ne yéen a fi nekk mën ngeen a dem seeti ko parce que moment yi ñu toll ba mu faloog léegi yàggul fu nekk rek gëw ma ne dina fa mën a yeggee loxo mais yéen tamit boo leen demee seeti ko ñaan ko ndimbal ci fi ngeen xam ne mooy seen bërëbu liggéeykaay gëm naa ne fii dinañ leen ko defaral ba mu baax. ma daal di nemmee ko tamit nekkul ne ay jéeme ay gënd li nga xam ne moom mooy saisi bant yi moom kese ngeen di defar dama gis leneen matériel yi nga xam ne yéen a ngi koy defar muy statue yooyu tamit njëriñ bu mu am ak ñan ñoo ko fi ñëw di jënd si tamit soxla woon naa ko trop. waaw statue tamit la majeure partie ñi ko fiy jënd mooy tourisme yi rek mooy tourisme yi moom ñun suñu fii li fi ëpp luy ñëw mooy tubaab yi ñun parce que li ñuy jaay tubaab yee koy jënd quoi franchement ñoo ñu ciy jàppale. am na nag nit ñu ñuul ñu fi ne mën nañ koo jënd mais tubaab yi daal ñoo ëpp liñ ciy jënd quoi wax dëgg yàlla moom waaw te pourtant yi dafa am solo parce que tamit loo gis am na lu muy expliquer quoi parce que pièce bi day wax quoi ça représente beaucoup de choses quoi dafa am ay signification waaw loolu tamit dafa am solo bu nit kiy jënd mu xam li muy jënd nga jox ko explication yi loolu rien que explication bi rek dina tax des fois moom bu amul woon yëg-yëg sax mu jënd pièce bi waaw loolu day valoriser pièce bi quoi waaw. explication yooyu tamit su ma sañoon nga may ñu ci tuuti ndax ñun ñëw neen fi gis neen fi ay jéeme statue 16 gënd cour lépp gis neen ko fi mais tamit explication bi mën naa wax ne xamuñ ci lu bëri tey boo ñu indi woon rek ñett li nga xam ne moom mooy matériel nga wax ñu njëriñ bu mu am wax ñu tamit nan leen ko war a jëfandikoo. comme par exemple si on touche les profils de mariage là bii profil de mariage la
Les profils de mariage, à l'époque, c'était les anciens bagues d'alliance de chez nous. Quand on voulait se marier, à l'époque, on n'avait pas des bagues de fiançailles à offrir. Donc, on est obligé de voir le sculpteur. Il fait 2 profils comme ça. Et là, si la femme accepte mes profils, c'est ça que je vais lui donner comme bague d'alliance. Et là, si on l'accroche comme ça devant la porte de l'entrée, savoir que est promis que cette femme-là a pris un bague d'alliance, tu vois. Et le jour que vous voyez bouche contre bouche, nez contre nez, cela veut dire on est marié, tu vois. Et si c'est comme ça, l'homme en haut, on dit c'est l'homme qui commande à la maison, vous voyez. Et si c'est comme ça, on dit c'est la femme qui commande à la maison. Et là, si c'est comme ça, dos à dos tourné, là, on est fâché. Et donc, c'est les chefs de village qui vont venir arranger les problèmes. Tu vois, lii day doon explication xam ne day neex tubaab bi ba da koy jënd quoi. Donc, kii lan naan les anciens bagues d'alliance de chez nous, les profils de mariage. Et c'est fait par le bois de teck. Vous voyez. Donc, tey jii mën naa wax ne explication bi neexul kese tubaab bi ndax man mi neex na ma trop li ma ci jot a découvrir tey jii mën naa wax ne ndax kër gu nekk lii nii statut yi dafa war a nekk ndax situation bu am rek ñu représenté ko ba nga xam ne boo ñëwee da ngay xam ñoom nu ñu toogee. merci beaucoup mais xam nga tey jii ñun suñu cosaan ak suñu aada des fois nga dégg ñu ne lii baaxul ci këru jullit. dafa araam waa. dafa araam des choses comme ça yooyu bëri tamit da ciy jouer quoi. da ciy jouer quoi mais comme tey jii gis nga bii buñ ne bii porteuse la tu vois. Une femme porteuse lu mu porté benn calebasse la porté ndox la ci def kii ça représente à l'époque les femmes braves qui donnaient les paysans de l'eau à boire 7 kilomètres ou 4 kilomètres du village au centre donc ñoom est-ce que seen jëkkër yi buñ bañee ñoom ñu seen dund bi ñu fàtte ko dañuy dem voir le sculpteur donc de l'expliquer suñu jabar yi dañu bëgg ngeen def benn porteuse boo xam ne ça représente tu vois leur travail bien fait donc là c'est qu'on appelle le porteuse d'eau qui donnait les paysans de l'eau à boire 7 kilomètres 3 kilomètres du village au centre te loolu da nga koy wax tubaab après day xam ne jigéen bon fu mu ne rek am na benn responsabilité boo xam ne toujours mi ngi ci ginnaaw góor gu baax quoi te góor gu baax toujours day soxla jigéen ju baax quoi kii la naan une porteuse d'eau tu vois te di bien dañ koo daamine nag de vous voyez dañ koo daamine tout ça décoration la quoi te lii lépp ay loxoo ko defar vous voyez métier la bu baax a baax. Alhamdulillah lii c'est un baobab tu vois lii loxo ko defar baobab on dirait que si c'est un arbre qui parle c'est le seul arbre qui connaît l'histoire de l'Afrique parce qu'à l'époque c'est là-bas que les vieux se regroupaient pour trouver une solution avant de sortir dans le village. On dirait que le baobab à l'époque c'était le conseil municipal. C'est là qu'on va trouver toujours les solutions. Donc si on a trouvé une solution maintenant, on est obligé de retourner au village de maintenant passer le message aux villageois. C'est pour cela qu'on dit le baobab, si c'était un arbre qui parle, c'est le seul arbre qui connaît l'histoire de l'Afrique. Vous voyez. lii ay gaal la gaal bi tey jii yow mii sax mën nga koo jëfandikoo boo demee sangu ba set defaral sëñ bi ataaya xolli gerte gi boxom ko ba mu set def ko ci biir boo ko dóoree kaasu lewal mu tibb ñaari loxom yëy tu vois yii day doon loo xam ne ay choses utiles la quoi te sànq moom nga ma gis nii ma di ko xoos te bu paree gis nga boo ko liggéeyee ba mu pare tu vois mën nga koo def tamit ay décoration ça dépend décoration ni nga ko bëggee waaye lépp te fi lañ koy defaree moom ngeen ma fekk noonu ma doon defar ni mais tamit ndax seen prix yi seer. non fii moom man moom je dis l'art y a pas de prix l'art y a pas de prix moom parce que li nga toog ba jënd benn bant boo xam ne plein la nga toog imaginer defar lii ba mu réussir kooku selon nit ki koy jënd rek day jënd selon à fonction de son budget mais mënu laa fay vraiment imagination bii nga ci def quoi parce que xalaat bi moom kenn mënu la koo fay quoi day jënd nag selon li mu toll des fois man damay jaay mën naa jaay 10 000 mën naa jaay 5 000 mën naa jaay nit ku ñuul 3500 mais ça dépend quoi ci ki ngay jëndanteel ak des fois nga wax nit junni sax mu ne la non ça vaut plus que ça jox la lu ëpp junni tu vois parce que kooku am na sentiment ci li ngay def quoi voilà amul prix quoi prix justul quoi ok loolu phocochère la rhino tu vois en phocochère tu vois c'est fait avec la main gis nga bu parewul gis nga nii la buñ ko liggéeyee ba mu pare nii la bu parewul nag gis nga nii la mel gis nga ko nii mais bu paree nii lay mel da nga koy def ay couleur ça dépend ci ni nga ko bëggee lii mbott la xoola mbott bi duñ ko defaree grenouille bi tu vois fii am nay qualité yi fi ne mais selon
ñun appel bi ñuy lancer rek toujours mooy autorités yi gëstuñu parce que tey jii mënoon nañ fee ne jaar ci gaal yi def comme suñuy morom des choses comme ça mais ay responsable yoo xam ne la suñu dëkk la ñuy jàppale parce que tey ñëpp mënuñoo dem man comme par exemple tukki naa juróomi yoon mais jéembee ma yóbbu je suis un artiste damay dem ay concert fu ne j'ai fait la France 3 fois l'Italie une seule fois l'Espagne une seule fois mais bu concert yooyu jeexe je retourne damay ñibbi si sama dëkk parce que tamit bëgguma waaw di doxin boo xam ne man xaw ma loolu quoi man toujours waaw droit au but comme ni ko Ablaye Wade waxee woon l'ancien président un Africain doit marcher avec une tête haute man esprit boobu moo ne sama bopp quoi tey jii bu ma la nee tukki naa juróomi parce que doxew ma lool mais jéembe moo ma yóbbu jéembe moo ma indiwaat te jéembe may delloo incha allah rabbi isaay macha allah mu mel ni nag ñoo ko déggandoo li mu wax mu leer nañ di woowaat ñi nga xam ne ñoom ñooy askan bi ñu ñoo jàppale seen doomi réew waaye tamit rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités yi ñoom ñoo ci mën a jàpp buñ ci jàppee rek mu baax tey ñoo ngi woon fi nga xam ne moom mooy parc Lawbe doon seet si ñi nga xam ne nag ñoo fi liggéey ñu nekk di fi liggéey bu am solo liggéey bu am njëriñ ndax tey bu ma ñëwee mën naa wax ne def naa fi xam naa fi lu ma mësul xam ndax dama doon gis ay statut noonu rek du ma xam bu ci nekk lu muy signifié pour man dañ koy defar comme ni mu ko waxee sànq rek parfois dañuy wax dafa araam loolu la ñuy wax parfois mais tey ji indil na ma quelques significations yoo xam ne tey bu ma demee ku ma laaj dinaa ko mën a nettali waaye dinaa ko mën a wax ban njëriñ la am liggéey bi nga xam ne ñoom ñoo ngi koy def waaye balaa may tàggatoog ñi nga xam ne ñoom ñooy internautes yi dama koy bàyyi rek moom mu tàggatoog askan bi waaye tamit wax ban message lay lancé ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité ñu ñëw jàpp ci liggéey bu baax askan bi tamit ñëw jàpp ci liggéey bu baax ndax ñoom rek ñoo ci mën a jàpp. bon man li may wax comme parole yu mujj comme maire bi fi toog tout restement muy Cheikh Issa Sall aussi ñun on lance un appel boo xam ne en tant que ñun ñu ne fii ci Pàcc Lawbe di fi liggéey moom jotoon na fee jaar mais xam naa ne avec le temps dina fi jaar mais lu ñu mën a def tamit pour dimbali jeunes yi fi ne ak mag ñi fi ne parce que fii ñun comme ni ma ko waxee woon sànq fi lan am buñ xëyee fi lañu jublu bu ñuy wàccee dañuy ñibbi suñuy kër amuñu feneen fi lañu yàlla teg kon ku ñu ci jàppale rek loolu yow jàppale nga sa réew quoi parce que dina empêcher tamit pour yenn dégâts yu bëri yenn conneries yu bëri jeunes yi duñ ko def parce que jeune bu amee ci lu muy liggéey nga pousser ko la main rek yow kooku yaa ngi koy obligé mu gën a góorgóorlu mais certain boo tourner le dos rek après xelam sax mën naa ne ci def leneen loo xam ne même ça vaut pas le coup mais day doon fu mu toll foo xam ne daal day dem ba désespéré quoi te ñun nag comme ay jullit lan dañuy sant yàlla duñ désespéré mais ku ñu mën a jàppale rek message boobu man laa am ci lu may lancer quoi incha allah. dama naan bu yoon jeexul wax suy di jeex en tant que jullit désespoir li nga xam ne waru la mën naa wax ne ñi nga xam ne nag ñoom ñooy autorité yi di ñu déglu nañ ñu ñëw jàppale suñuy doomu réew ndax tey ji am na ñi nga xam ne dañuy jël gaal gi dem fi nga xam ne moom mooy Barça wala Barsaq am ñi nga xam ne nag ñoo ngi di def naka sudul noonu nekk ci agression bi wala di def leneen loo xam ne jaaduwul tey ñii dañoo jël li nga xam ne moom mooy seen doole seen xam-xam di ko jëfandikoo pour am lu ñu yóbbu seen kër pour am li ñu sutur tey jii mën naa wax ne autorité ñoo si mën a jàpp buñ ci jàppee rek mu baax donc nag nit ñëw jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy seen doomi réew waaye tamit askan bu Sénégal ñëw fii ci Pàcc Lawbe xool ci matériel yi nga xam ne ñoo fi nekk ñëw jënd ci matériel yi nga xam ne ñoo fi nekk ndax am na solo lool te bu ci nekk rek am na lu muy signifié waaye nag di leen jaajëfal di leen wax ne seen reportage de la semaine ñoo ngi ko amalee woon fii ci Pàcc Lawbe fas yéene xool objet yi nga xam ne moo fi nekkoon tey ji dégtal leen ko waaye tamit amoon leen fi waxtaan bu am solo at ki nga xam ne nag moom mooy Xuma ñu fekk ko fii mu fi liggéeyee waaye damay remercier askan bi yéen ñi nga xam ne yéen ñu safoo di seetaan duma fàtte benn yoon sama caméraman moom mi nga xam ne moo nekk ci ginnaaw bu image bi rafetee wala wax ji jub rek moom la di ko jaajëfal bu baax moom Zal di leen wax na nag seen reportage de la semaine nii lay demee beneen yoon ci yeneen anam di leen jox dig daje ba semaine prochaine incha allah